amis chers internautes, chers téléspectateurs de la M-Media TV ñu ngi leen di nuyu di leen ziar bu baax a baax di leen ndokkeel di leen baalu ak di leen baal di wax ni vraiment ça fait un bail mais xëy na nekkoon ci ay yitte ci wàllu jàng di ko nuyu bu baax a baax di nuyu toute l'équipe de la M-Media TV ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax waaye ba tey di nuyu un peu partout ñi nga xam ne ñu ngi seetaan dans les rubriques Instagram YouTube ñi nga xam ne sax ñu ngi suivre ndeysaan ba ci WhatsApp bi ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax di leen ziar di leen wax ne kat la promesse est une dette donc promesse bi mooy lan waxoon nañ leen dinañ ànd ak yéen ci li nga xamante ni moo di campagne ànd yéen li nga xam ne moo di élection yi tey nag M-Media TV dafa daal di déplacé wu dem seeti li nga xam ne moo di candidat yi benn par benn ndax ngeen mën a xam ñi nga xam ne moo di seen i candidat yi nekk fii nar a présenté wu ci commune bu Thiamène donc nag waxoon nañ leen ko dañ leen koy daal di defal ñëw nañ fii fekk fi benn parti boo xamante ne nii nit ñi ni toog da ngeen leen gis léegi ñu ànd ci ak yéen nar a waxtaan ak ñoom ci li nga xamante ne nii mooy wàllu programme bi ak wàllu campagne yi waaye itam ak wàllu élection yi ndaxte ku nekk xam na ni bientôt les élections donc ñoo leen ko digoon mbokki téléspectateurs de la M-Media TV dañu koy daal di def comme ni ñu leen ko waxee woon di nuyu ñëpp bàyyiwuñ kenn suñu yaay booy yi suñu wayjur yu góor yi bàyyiwuñ kenn xale mag ndaw ñëpp ñu ngi ci biir ñu ngi leen di nuyu tabaarkalla di wax nag tey moom émission lay doon ci biir émission yi ndaxte nag dañuy daal di ànd ak ay ndaanaan comme ni ñu ko daan faral di waxee rek tey candidat bi nga xamante ne nii moom la ñu fi fekk muy monsieur Cheikh Gueye nekk fii nga xam ne moo di diwaanu Palen Thiamène donc dañuy daal di ànd ak moom def li nga xam ne moo di quelques interrogations ñu mën a xam tey kan mooy suñu leader ci émission bi nga xamante ni moom la ñu tuddee sama leader nag ñun ñoo leen ko offrir ñun waa M-Media TV pour que kenn ku ne mën a xam parti bi nga xam ne moom la basé wu militant bi nga xam ne ci parti boobu moom la yaakaar tey mu jiite mairie Thiamène mu xam bu baax a baax kooku mooy kan Mr Cheikh maa ngi lay nuyu. voilà jërëjëf Mor monsieur Mor Ndaw maa ngi lay fay te di la sant di la gërëm yàgg sa caméraman bi ngeen ma dalalee ci émission bu ñuy wax sama leader donc loolu lañ leen ci sant vraiment di leen ci jaajëfal parce que am na solo kuy taataan baatu askan ay ndaw nekk ci gox bi di liggéey ci lu mel nii donc ñooñu dañ leen ñuy sant di leen gërëm te di leen ñaanal ñu gudd fan wér ba lépp lu ñuy séentu ci lu baax par rapport ak li ñuy defal askan wi yàlla suñu borom yombalal leen ko. donc ñu ngi leen di sant vraiment di ñaan aussi di nuyu ñi ñuy seetaan ñëpp ñi ñu bàyyi xel ñëpp aussi ñu ngi leen di nuyu aussi ñi ñu fi àndal suñu waa coalition Yewwi Askan Wi xëy na dinañ leen lim ci biir mais ñi fi teew tey ñu ngi leen di nuyu aussi di nuyu askan wépp di ñaan yàlla daal lépp luñ fi wax mu nekk loo xam ne ci luy jariñ askan wi la. lépp loo xam ne si ne aussi nekk na naka sudul noonu ñu jéggalu askan wi parce que aussi aw askan ñoo ñuy seetaan di ñu déglu donc dinañ fexe ba jéem ak suñ kéemtalaay kàttan wax fi lu leen jariñ te bañ fi wax lu ñuy xeebe jërë ngeen jëf. très bien voilà dañu koy daal di sant di ko gërëm ci ni nga xamante ni nuyoo na ko les téléspectateurs de la M-Media TV ak succession yi nga xamante ni nii monsieur Cheikh Gueye def na ko fi donc tey. bu ñu ñëwee ci wàllu question yi li nga xamante ni moom lañ lay njëkk a laaj tey mooy maanaam boo ñu doon wax yow yaay kan ci gàttal lan nga ñuy wax. voilà jërëjëf man nag maa ngi tudd Cheikh Gueye comme ni ñu ko xamee dëkk village bi ñu wax Palen bokk ci biir Thiamène nekk ndaw xëy na di liggéey ci administration bi ñuy wax administration sénégalaise bu ñuy wax ministère de la jeunesse xëy na foofu la yàlla def na fa la ñuy liggéey. nekk ndaw boo xam ne si aussi di yëngatu ci gox bi xëy na comme ni ñu koy waxee rek dëkk Palen Thiamène nga dëkk donc ànd ak i ndaw nag yàgg ci askan wi yàgg liggéey aussi ci askan wi xëy na peut-être ñu bari danañ jàpp ne Cheikh Gueye mi ngi doog a dugg ci politique mais xëy na fi may wax ak yow nii conseil municipal sortant la donc ci conseil municipal bi jàll xëy na am na ci léegi yeneen yu ñu nekkoon donc vraiment ci présentation bu simple rek. kooku mooy Cheikh Gueye juddoo fi jaroo fi jàngee fi nag xëy na jàng fi mais jàng bi terméwul fii xëy na bi ñu defee entrée en sixième nañ fi jógee len moo tax ñu bëri du ñu mën a xàmmee bu baax dem côté Podor jàng fa jógewaat fa jàng et cetera bi ñu amee bac kon ne jàng ba def suñ formation ba yàlla def ñuy liggéey ñu commencé liggéey ba léegi fu ne wër nañ fa nag ñu ngi woon tàmbale woon Kébémer jóge fa dem
Sédhiou jóge fa dem Matam jóge fa dem Kaffrine jóge fa dem Kédougou yàlla def aussi ñu dellusiwaat Kébémer donc Cheikh Gueye daal mooy ndaw loolu nekk un jeune si ay atam wala si jëmmam donc bokk si dëkk bu ñuy wax Thiamène donc ndaw boobu la daal kooku mooy Cheikh Gueye xëy na présentation bi du yombe noonu xëy na mën nañ ko gën a yaatal mais loolu mooy kooku mooy Cheikh Gueye. macha allah chers téléspectateurs yaakaar naa loolu rek doy na ci présenter l'individu présenter sa bopp. ndaxte itam wax nañu mooy kan fan ak fan la jaar wax nañu administration yi nga xamante ni impliqué wu na ci dugg na ci. donc ñu mën a am un peu benn aperçu boo xamante ni dina mën a tax ñu xam le candidat monsieur Cheikh Gueye. donc suñu beneen question day daal di ñëw ci tey Cheikh lan moo ko dugal ci biir politique ndax Cheikh dafa gis xaalis bi nga xamante ne nii moom la état bi di débloqué jox ko li nga xam ne moo di candidat yi xëy na Cheikh loolu la gis moo tax mu dugg ci politique wala Cheikh dafa am leneen loo xamante nii moom la gis population di ko jooy di ko jàmbat moo ko dugal ci biir politique ñu bëggoon a xam daal Cheikh lan moo ko dugal ci biir politique. voilà merci beaucoup question boobu vraiment dina am solo pour man nga laaj ma man lan moo ma dugal si politique. comme wax naa sànq sama présentation que ne yàggoon naa si xëy na di si yëngatu mais xëy na yëngatu bi fesul woon noonu mais li ñu si dugal du wut alal du joxe alal mais li ñu si wut li ñu si dugal mooy bokk si ñi nga xam ne si dañuy saafara jafe-jafe askan bi te xëy na dem nañ nag benn jamono. biñ jàngee ba suñ jàng pare ba liggéey ba ay jamono xëy na administration ku si def ay at di nga am loo xam di nga am expérience boo xam si dina la permettre yow nga dellusiwaat ak askan wi mën a bokk ak ñoom mën a ànd ak ñoom pour liggéeyal leen. donc si jaar-jaar bi aussi du ma fàtte wax xëy na sama gis-gis moo doon nga xam lan mooy collectivité territoriale mooy maanaam lan mooy mairie nan lay doxe loolu boo ko xamul pour man waroo mën a ñëw naan da ngay jiite aw askan. donc te loolu tax na ba dama avant may dugg ci politique dama duggoon ci li ñuy wax forum civil. forum civil dama fi jàngal lu bari te forum civil xam nga day jàngal ci transparence donc dañu gëstu ci transparence xam exactement nan la collectivité di doxee xam lan mooy participation citoyenne xam leneen ak leneen. te jamono ji ñu toll nag xëy na boo mën nga jariñ saw askan feneen fu dul politique c'est vrai ñi ngi ko doon def. mais dañuy jàpp ne askan bi aussi toll na foo xam ne si ay ndaw dañoo war a bokk si ñu koy defar. donc am réew ay ndaw mënuñu am seen dëkk jariñ leen dara. li ñu jariñ mooy ñooñu jàngal ñooñu yar bañ màgg. xëy na ñun tamit war nañu delloo njukkal askan woowu war nañoo delloo njukkal dëkk yooyu te réew mi ni muy doxee boo bokkul si fa ñuy jëlee décision. xëy na dina jafe pour nga mën a sa xalaat yi nga am li nga bëgg pour doxale ko réew mi dina jafe lool pour nga mën ko doxal. parce que man ni ma lay waxee sànq conseil municipal xëy na da nga joxe ay xalaat yu bëri mais xalaat yi est-ce que dinañ ko jëfe parce que njiit rek moom moo mën a jël yenn décisions yi ci moom lay mujjee. yow da nga koy xalaatal rek tegal ko mais est-ce que di jëf jooju dina ko mën a jëfe donc te gis nañu askan wi xëy na sonn na benn coono boo xam ne si ñun aussi am na lu ñu leen mën a jëriñ si suñu yaakaar la. donc moo tax nag vraiment ñun ne ñun kat dañuy participer ci développement local. donc te développement local ci élection nga mën a jaare pour gën ci mën a bokk gën a mën a jëriñ askan wi. ànd ci ak ay ndaw nag xëy na ak ay mag yoo xam si ñoo ñu encadré. pour que vraiment ñu mën a impliqué wu ci politique mën a jëriñ askan wi en quelque sorte. donc mais du alal du leneen dugaluñ ci bu doon alal kese la xëy na yàlla suturaal nañu parce que weeru dee am na lu ñu yàlla suturaale. xëy na loolu doon nañu doy rek jam ci suñu njaboot buñ ñëwee fii dem régler suñu problème après demaat. parce que loolu nag dadul cër. boo bokkee ci dëkk. parce que dëkk bi da nga ko war a jariñ au lieu que dëkk bi di la jariñ. donc loolu daal vraiment moom moo ñu ci dugal pour que ñu mën a jàppale askan wi ci jafe-jafe yi. très bien kàddu yi am na solo mu mel ni tey li nga xam ne moom la ñu expliqué que moo ko dugal ci wàllu politique du wàllu koom-koom. wàllu dimbale askanam la. jéem leen a génn ci situation bu ñu déggee kàddu yi. waaye ba tey ñu gis le candidat monsieur Cheikh Gueye. ñu gis ko ci benn coalition bi nga xamante ne moom la ñuy wax Yewwi Askan Wi mu nekk t-shirt bi nga xam ne moom nga sol nii. donc tey sama cameraman mën na ko daal di jël ñu xool parce que tey coalition Yewwi Askan Wi. moom la ñu gis ci t-shirt kii nga xam ne moo di le candidat Cheikh Gueye. pourquoi le choix nga def choix boobu nekk ci coalition Yewwi Askan Wi te yeneen coalition nekk fi lan moo waral loolu. waaw jërëjëf vraiment question boobu am na solo parce que askan wi ñuy seetaan war nañu xam kenn ku ne fa nga bokk ak la la fa dugal. donc ñun li ñu dugal ci coalition Yewwi Askan Wi coalition bi xëy na ay leader ñoo waxtaan ci kaw. ñun tamit ñu bokk ci ay parti politique.
donc coalition bi mën naa la limal parti yi ko tënk yi mu àndal fii si Thiamène gi donc dafa am parti bi ñuy wax le parti PUR parti boobu aussi moom si coalition bi la bokk parti Pastef nekk si Pastef les patriotes nekk si parti bu ñuy wax le grand parti mu nekk si alliance bu Aïda Mbodj aussi nekk si ak les verts aussi nekk si coalition boobu fii au niveau local maintenant dañu gis ne ñun élection locale sama xalaat mooy que ne ay nit ñu mën a ànd nit ñu déggoo nit ñi nga xam ne si am nga yaakaar ne mën ngeen a def même parti bu mu mënti bokk mën ngeen a ànd pour liggéey donc xooluñu woon ñun suñu gis-gis si départ ba que ne parti bi la ñu bokk wala parti bi la ñu bokk wala parti bi la ñu bokk ñun comme ni ñu bokkee Pastef ñu gis ne coalition bi ñun mën nañ si gis suñu bopp ñu ànd ak ñoom te su ma la waxee tamit coalition bi am na ñoo xam ne si ni politique intéressé wu leen xamuñu sax lan mooy politique ñu ngi si biir coalition bi am na ñu bokk yeneen parti yoo xam ne si coalisé wuñu coalition bi au niveau national ñu ngi si coalition bi donc am na ay sympathisants dañoo ñëw bokk si coalition bi donc loolu moo tax man ñam fa gis ñu doy ma ne ñii mën naa ànd ak ñoom xëy na li ma xalaat programme yi nga xam si buñ ko defandoo ak ñun ñu ànd si yaakaar naa ne ñun dinañ mën a dem donc foofu laa gis sama bopp moo tax ñu dugg si te coalition bi nañ ñu wax processus bu gudd la coalition mooy ay kuréel yu ànd donc dafa nekk processus boo xam si dafa xaw a gudd ñun dañ si toog di si waxtaan wax ay fan bañ mën a juboo si candidat parce que booba départ bi kenn ku ne amoon nga sa candidat parti yi kenn ku ne da nga présenté woon benn candidat mais ñuy dem di waxtaan ba ñoom ñu ne xëy na Cheikh mi kët yaakaar nañ ne si moom yaakaar lañ wax yaakaar nañ ne mën na jiite coalition bi ñoom ñu ànd si ak ñun pour ñu mën a dem te coalition bi dañ ne ñoom seen esprit mooy dañuy def la politique autrement politique bu ñu xeex politique bu ñu saagante politique bu pour jariñ suñu bopp parce que ñu si gën a bëri la majeure partie de la coalition kenn ku ne am nga ci loo jàpp kenn ku ne bu la neexoon tey jii yow da ngay jàmm ci la nga nekk moo tax nag nga dugg si politique ça veut dire que yow la sa dugal du pour looy defi sa poste donc coalition bi esprit boobu esprit union ba moom ay nit ñu ànd la nit ñu bokk bëgg-bëgg nit ñu bokk gëm-gëm ñoo ànd mun moo ñu si dugal te ñeneen ñi may wax nag ñooñu duñu ay politiciens dañoo yàgg jariñ askan wi dañ fi jariñ askan wi si ak côté yu ne fànn bu ne xeex bu fi am ñoom dañ see bokk taxaw si nekkoon si ay organisation di ko doxal donc ñooñu aussi boo leen gisee si benn mbir et puis ñoom ñu xëcc la si ay ndaw aussi ñëw ba yow seet si la ne la yow ko am nañ yaakaar si yow jàpp naa ne yaakaar boobu waroo ko tas war nga mën a ànd ak ñoom ñu liggéey loolu moo ñu dugal si coalition Yewwi Askan Wi mu am fii au niveau de la commune de Thiamène am na feneen aussi dans les arrondissements dans l'arrondissement de Koki te boobu yëpp benn groupe la des gens yi nga xam si ñoo bokk objectif ñoo bokk gëm-gëm ñoo bokk gis-gis pour mën a ànd dem vraiment taatan baatu askan wi lu ñu yàlla jox ñu jël mais suñu déggee coalition Yewwi Askan Wi Yewwi Askan Wi bu ñu ko jàngatee xëy na naam ay xale lañ waaye Yewwi Askan Wi bu ñu ko déggee ni ñu ko mën a càmbaree day mel ni askan wi dañ leen a tënkoon dañ leen a xojoon wala bu dee ne dafa am beneen dégg-dégg boo xamante ni coalition Yewwi Askan Wi am na ko nga leeralal ñu tey coalition Yewwi Askan Wi mooy lan effectivement yaa ngi wax sa biir laaj ay ndaw du ay ndaw kese wax naa ko am na ay mag ay kilifa ay responsable ay retraité ay ñoo xam si ay fonctionnaires de haut niveau la ñi ngi si di ànd ak ñun di liggéey donc du ay ndaw kese ay boroomi xam-xam ñi ngi si te ñoom aussi dañu xam histoire Thiamène dañu xam aussi Thiamène nan lay doxe du ñooñu xëy na ñun ngeen gis nii rek ñu nekk sur le terrain parce que jeune moom moo war gën a mën a liggéey comme ni ñu wax xalaat yi aussi mag ñi ñu ngi koy joxe donc coalition Yewwi Askan Wi pour man philosophie la maanaam gis-gis la donc du askan wi dañ leen a yeewu c'est-à-dire askan wi dañu dund ay jafe-jafe donc te jafe-jafe yooyu esprit la c'est un projet bi xëy na yamul fii rek dans le cadre des élections locales wax naa la sànq ne la élection locale élection gox-goxaan mooy gox bi waa gox bi ñooy tànn ay doomu aadama surtout te di la rappeler aussi ne élection locale ren yi dafa am lu bees mooy candidat bi tête de liste propre majoritaire moom mooy nekk maire heure bu gagné parce que nekkutuñ fi naan di def ay jeu politique nga xam ne bu maire conseil yi ñoom ñaa naan fal maire mais léegi c'est la population ñoom seen bopp ñooy gis ne Mor mi est-ce que doy na leen Cheikh mi est-ce que doy na leen keneen est-ce que doy na leen ñoom moom la ñuy fal donc loolu mooy esprit maintenant Yewwi c'est une philosophie gëm-gëm la gis-gis la askan wi dañuy jàngoon rek ay jafe-jafe fépp foo dem ñun fii ñu nekk gis nañ ne problème yi fi nekk dafa bari donc loolu dafa tënk doomu aadama yi dafa tënk jaam ñi donc ñun nag jàpp nañu solution yi ñu indi loolu mooy Yewwi bi très bien mooy solution yi ñu yaakaar ne daal bu ñu ko tegee
ak suñ programme yi nga xam ne si yor nañ ko xalaat nañ ko tënk nañ ko bu ñu ko tegee askan wi danañ gis seen bopp dinañ mën a féex loolu lañ tuddee Yewwi mais du leneen Yewwi philosophie la esprit la boo xam ne si moom la ñu doxee quoi. très bien mu mel ni kon daal philosophie la boo xamante ne nii day permettre ñu daal di jàppale li nga xam ne moo di population bi vers le développement. très bien voilà ma dégg ci sa biiri kàddu sànq nga wax ne mooy xeeti problème yi problème yooyu nga xamante ni yaa ngi ci dëkk bi xëy na du ñàkk yow am na problème yoo xamante ni analyser nga ko gis nga ko te yan xeeti problème la Thiamène jànkonte. waaw jërëjëf Thiamène moom ku nelawut wala ku toog di xalaat tuuti rek war nga xam ne bari na ay jafe-jafe. lu ci mel ni lan. jafe-jafe yi lu si gën a fës suñ problème santé am na fi. santé boo xoolee suñ poste de santé bi mën nañ ne dafa feebar pratiquement. te du benn poste de santé parce que bu ñu fàtte aussi ni Thiamène du Thiamène village. du Paleen village kese. du Maymouna village kese. mais dafa am ay villages yu bëri yu ko wër. te village yooyu aussi dafa am ay poste de santé yu fa nekk. am na village yoo xam ne si xëy na. même case de santé amu fa. donc da ngay gis situation boobu ay surtout suñu mbokku jigéen ñi ñooy gën a dund problème yooyu donc. case de santé sax première instance la boo xam ne si xëy na war na mën a jël en charge yenn problème yi xëy na ñun am na lu ñu xam tuuti si problème santé parce que liggéey nañ dans le cadre des centres conseils pour adolescents muy liggéey santé de la reproduction muy wér-gu-yaram xale yi jege maar yi en quelque sorte donc santé dafa am problème fii Sénégal non fii Thiamène boo xoolee éducation tamit dafi am problème parce que daanaka mën nañ ne boo xoolee Thiamène village par exemple ñaari école élémentaire moo fi nekk école yi mënul jël en charge li fi war a inscrire si ay xale yëpp ay problème taablement am na fii problème fonds de dotation des fois xëy na fourniture yooyu yëpp dafay feeñ si au niveau de l' école xëy na yooyu c' est des problèmes yi nga xam si ay benn ñaar problème assainissement daf fi am problème infrastructure yëpp pratiquement am na fi boo xoolee ñun ndaw ñi nga xam si dañuy pratiquer sport pratiquement ay terrain vague moo fi am mënuñu am benn stade bu ñu làqatu xëy na am na ay début de solution yoo xam ne si def nañ ko fi il faut ñu reconnaître ko aussi mais xëy na commencé gul mais xëy na ñun bu ñëwee am nañ si ay xalaat parce que dañ ciy liggéey xëy na yooyu aussi bokk na si ay problème mooy ndaw ñi dañ ko am jigéen ñi aussi dañu am ay problème yu lié au financement xëy na dañ leen di nax si lu bëri duñ xam xëy na mën naa bañ a nekk sax nax mais dañul comprendre dañul xam xëy na loolu aussi ay jafe-jafe loo xam si jigéen ñi jànkonteel nañ ko ndaw ñi jànkonteel muy la jeunesse muy le sport aussi def si am problème njàng mi comme waxoon naa ko santé et cetera ak yooyu problème hydraulique yooyu yëpp xam nañ am na fii problème yeneen infrastructure yi fi nekk yëpp dafa bëri ay jafe-jafe daanaka daal mën nañ ne Thiamène comme ni ko góor ga waxee woon parce que ñun aussi dama la koy expliquer si dans le cadre de la pré-campagne def nañ village yëpp def nañ fenn fu ne dem nañ fa nuyoo fa waxtaan ak askan wi te askan woowu dañu doon jox ay retour donc problème yi may cité ñëpp moom askan wi ñoom ñoo ñu koy wax ñoom lii mooy seen i problème éclairage daf fi am public yooyu yëpp problème duñ koy waxee électricité mooy yokku courant bi si dëkk gox ak gox-goxaan yooyu am na fi te loolu askan wi ñoom ñoo la koy wax boo demee si ñoom waxtaan ak ñoom donc loolu rek la ñuy tënk ñun comme problème pour mën a trouver par exemple proposer ay solutions par rapport ak li nga xam ne si askan wi mi ngi koy jànkonteel mi ngi koy dund boo gisee problème mbalit mi aussi mi ngi fi problème environnemental xam nga yooyu yëpp c'est des problème urbanisme am na fi bon boo gisee le problème foncier ay litiges yu bari mi ngi fi xëy na loolu tamit ay problème yoo xam si askan wi gis nañ ko fi ñu ngi koy dund tous les jours xëy na loolu bokk na si ñun problème yi ñu yaakaar ne moo gën a sonal askan wi Thiamène. kon suñu la déggee Thiamène nekk na commune ba nga xam ne nekkul commune bu ndaw. du commune bu ndaw. bokk na si commune bi gën a mag si arrondissement voire même le département. donc commune yi nga xam si commune yi gën a yaatu la boo xoolee rek par exemple le luuma hebdomadaire. mooy marché ajuma bi. donc xëy na amul est-ce que askan wi ñi ngi gis ñi yeewoo Thiamène ñi ngi gis seen bopp si kii bi. si marché bi ni muy doxee donc xam ne am na un désordre total bu fa nekk donc loolu aussi ay jafe-jafe la yoo xam si askan wi ñu ngi koy dund loolu lépp te Thiamène xam ngeen dëkk bu ndaw de rappel ñaata village la Thiamène Thiamène am na plus de 56 villages ak ay hameaux donc boo ko calculé presque day dem ay une soixantaine de villages mi ngi si Thiamène donc am na ay hameaux am na 56 villages te loolu xëy na chef de village yi booy waxtaan ak ñoom dinañ la génneel ay ñoom liñ jànkonteel ñoom donc c'est-à-dire que xëy na même dans les solutions bu ñu si ñëwee war nañ joxaat chef de village gëddaam ñu xam kan mooy chef de village ak kan morul chef de village. chef de village mi ngi am ba léegi. mi ngi am ba léegi. waaw d'accord voilà donc génnal nga ñu fii yenn difficultés yi nga xamante ni jàpp nga ni Thiamène mi ngi koy jànkonteel en tant que candidat. mais ñu gis ne tey candidat yu bëri li nga xam ne élection yi bu fi daan jaar du ñu gis seen i programme wala
waajur bi nga xamante ni mi ngi këram jàngul du xam ndax candidat bi teg na programme boo xam ne tey suñ ko joxoon maire Thiamène loolu noonu ci lay basé wu pour développer Thiamène ndax yéen waa coalition Yewwi Askan Wi am ngeen programme boo xamante ni teg ngeen ko pour man ko présenter sama yaay booy bi may seetaan wala sama papa bi nga xamante ni mi ngi may seetaan nekk këram mën a xam tey jii kat le candidat monsieur Cheikh Gueye lii kat moom mooy programme boo xamante ni tey bu ko yàlla dénk ko maire Thiamène dina ko doxal. waaw jërëjëf Mor question boobu aussi am na solo. pratiquement comme ni ñuy wax question yëpp am solo mais bii def si ëpp solo. parce que ñun boo gisee duñ làmbatu. parce que xalaatu benn dañuy làmbatu rek xëy na duñ si dugg. mais dañu xam fi ñu jëm. te jàpp naa ne am réew wala am dëkk boo ko bëggee jiite ñi ngay jiite war nañ xam yow fan nga leen jëmee. parce que man de concrètement loolu laa gëm. donc fa nga leen jëmee nag mooy suñ programme. te boo gisee programme bi dafa am fu mu jógee. xam nga booy dem si processus bi ma doon wax si candidat yi. dafa amoon li ñuy wax candidat à la candidature. donc candidat yëpp da ngeen doon présenter sa programme. nga wax yow nan nga yaakaar ne noonu nga war a mën a def bis boo yoree mairie bi. ñu présenté woon loolu. léegi bi ñu si jógee loolu bi ñu demee ba tànn candidat. léegi candidat yooyu nag ñoom programme yi ñu yoroon. dañ ko boole waxtaanee waat ko léegi tënk ko dugal ko si benn programme. xëy na programme bi du nekk programme dafa tëju. naam xam naa ne programme boo xamante ni bu vaste lay doon du fi xaj waaye tey da ñuy tënkal rek li ci xamante ni moo ci ëpp solo tey ci programme. effectivement foofu laa jëm mooy dama ne processus bi laa doon expliquer. mooy dafa ubbeeku. mooy comme li ma la wax dañuy dem si village yi ak quartier yeeg yooyu di waxtaan ak askan wi. ñu li ñu wax seen i jafe-jafe ñu ñëw di ko si dugalaat. même yow nii si xam naa bala ñu fi jóge dina am xalaat boo ñu jox. ñu dugal parce que askan wi nga bokk. dañ lay jiite ëllëg. man mën na nekk keneen. donc lépp lu ñu xalaat dañ ko si dugal. donc ci loolu ñun dañu am benn vision bu ñu am benn gis-gis boo xam si moom la ñu doxee. donc suñu vision nag mooy un Thiamène émergent et prospère. Construit par ses fils épanouis sur le plan professionnel. sur le plan personnel et sur le plan social. mais maanaam dañu am gis-gis boo xam si Thiamène dañ koy teg si benn yoon boo xam si ay ndawam ay doomam ñoom ñoo koy defar. te ñooñu aussi kenn ku ne da nga si gis sa bopp. amul xejj amul seen. donc loolu mooy vraiment suñu vision. maintenant vision boobu nag pour nga mën ko am mooy gis-gis boobu peut-être mën na nekk vision à long terme. mais gis-gis yooyu dañ ko tëgg si ay yoon. li ñuy wax ay levier programmatique ñu tëgg ko si juróom-ñetti levier. xëy na mën naa ko lim. mais petit à mën nañ ko résumer sax si levier yooyu. donc koy tënk rek ba ko dégg rek mën a xam. donc bon mën nañ jël benn exemple par exemple le sport. la jeunesse c'est le sport par exemple. donc jeunesse xëy na dañ ko delloowaat gëddam. parce que xam nga jeunesse dafa bokk ci compétence transférée. te programme bi bu leen fàtte ne aussi ni ñu ko tënkee dañ ko tënk ci les 9 compétences yi nga xam ci moom lañ jagleel mairie yi. xam nga état bi dafa am loo xam ci daf ko jox mairie ne yoreel ma ko. donc ci juróom-ñett yooyu ci lañ koy tënk nag. juróom-ñett ci 9 programmes yooyu ci lañ tënk ñun vraiment suñu levier programmatique. te levier yi am na ay initiative ay aménagement. donc aménagement dina fa am parce que wax naa tànk ay problème foncier et cetera yooyu am na fii. assainissement xam nañ li fi nekk loolu lépp dana nekk si levier boo xam ne danañ ko si dugal. donc dañuy promouvoir aussi le tourisme religieux parce que Thiamène xam nañ aussi dëkku diine la. te xëy na am na ay événements yu fi am yoo xam si dafa am solo. te xam nga loolu pour nga mën ko valoriser il faut nga jaayaat image yu Thiamène. donc image yu Thiamène lan lañ ko mën a jaayee dañ ne dans notre programme ñun dañuy créer par exemple benn site web. pour la commune de Thiamène xëy na lépp lu ñuy def danañ ko dugal foofu. ki nekk extérieur par exemple te dëkk Thiamène bokk Thiamène ay njabootam di yeewoo Thiamène. par exemple bu ñu defoon conseil municipal xam nga conseil municipal procès verbal bi conseil bi ñu mënti def. dañ ko war a afficher askan wépp ñëw gis ko léegi procès verbal boobu boo ko jëloon dugal ko site bi ku nekk Europe. dëkk Thiamène dina xam exactement conseil municipal boobu lan lañ fay def. donc beneen bi si gën a am solo mooy ñun dañ ko tënk si. sur la transparence jub ak jubal. xëy na communes yi néew nañ doole trop mais li ñu néew doole li leen état di jox pour ñu li leen état di dénk pour ñu jox leen ko donc loolu aussi dañ koy teg ci transparence donc lu jub lu mu mënti doon loolu dinañ permettre lu fi mënti xew képp doomu aadama bu dëkk Thiamène dina xam ne conseil municipal tey lii la décidé. xëy na am na beneen axe boo xam si dinañ ci réfléchir aussi ay proposition la mooy maanaam bëgg nañ mettre en place benn cadre de concertation. xëy na yoon dina la may. xam nga yoon mooy conseil municipal lu mu xas ba voté rek am majorité day am. xam nga loolu yoon la. la neex nga déroulé mais ñun dañu gëm ne yoon bala nga koy doxal si dëkk yu mel nii parce que ñun ñëpp ay mbokk la ñun ñëpp xamante nañ ko waxtaanee. donc cadre de concertation dina permettre ay boroomi xam-xam
ay organisation yi nga xam si ñi ngi yëngatu Thiamène ñooy doxal Thiamène organisation yi yëpp dañu am ay représentants foofu donc lépp luñ mën a waxtaane foofu jafe-jafe bu mënti am danañ ko waxtaane foofu ba pare bu trouver solution doo ko yóbbu conseil municipal nit ñi voté ko donc yooyu ay piste la ay xalaat la bon wax naa la sànq si marché bi dafa désorganisé wu total mënul comprendre te marché bi bis bu ñu ko organisé waat dinañ mën a am ay niche de recette mooy maanaam danañ li fay dugg si ay oto li fay dugg si ay saret li fiy jaay si dañuy jaay si fii ba jógee fu ne nga ñëw jaay si bu ngoon ba jot taxal suñu marché bi dem ñibbi 100 francs peut-être commune bi du ko si gis et donc loolu bu ñu ko réorganisé waat dina am ay fonds yoo xam ne si dinañ ko mën a dugal vraiment si commune bi. tey organisation bi lu ci demee ne la. donc organisation mooy dañu xoolaat par exemple mooy maanaam dañ koy tëggaat en quelque sorte xëy na du yomb mais si waxtaan lay demee donc bu ñu koy tëggaat mooy recette dañ koy fay normalement les taxes dañ koy fay te loolu am na xëy na ay relations yu ñu si am ak ay agents yi nga xam si ay agents municipaux lañ ñoom ñooy gérer yu mel noonu dinañ si liggéey ak ñoom ba nga xam ne si transparence bi may wax mooy fonds yooyu day am fu muy dugg parce que askan bi aussi li ngay jëlee si ñoom na leer boo ko jëlee si ñoom nga dugal ko si compte boo xam si c'est accessible war nañu mën a xam la fa nekk loolu aussi vraiment dina si am solo xëy na am nañu même ñu def ay propositions dans la coalition pourquoi ay tentes genre yu mel noonu pour permettre population bi di man si gis seen bopp loolu ay solution la ay proposition la donc lu mel ne école bi aussi comme li ma doon wax sànq dañu am benn xalaat ñu ne est-ce que duñ créer benn 3e école élémentaire à Thiamène comme Thiamène village par exemple parce que pour résorber gap bi nga xam si vraiment am nañ parce que ay enseignants aussi lañ ñi ngi si biir xam nañ vraiment li problème yi di jànkonteel di dëkk bi di jànkonteel loolu aussi vraiment dinañ ko def beneen bi mooy bon diagnostic foncier dinañ ko def ñu xam vraiment lan mooy problème foncier Thiamène donc ñu doog see mën a trouver ay solution donc loolu lépp ay xalaat la pourquoi pas sax même le poste de santé xëy na ñi ngi si doon liggéey si benn projet xëy na projet boobu am na lu ko gàllankooroon yàlla mën na def xëy na bis bu ñu ko yàlla joxee suñu xalaat boobu mën na ant du yomb nag mais dañu xalaatoon ériger ko en centre de santé secondaire c'est-à-dire du nekk de santé à ko kii te ñu ngi tabax lu mel ne hôpital foofu mais centre de santé secondaire mooy lan au moins di nga am benn médecin di nga am ay sage-femme ay infirmier ñu nekk si centre de santé bi secondaire gis naa ko feneen ay modèles yoo xam ne si nit ñi dañ ci liggéey xëy na pour loolu mën na nekk un début de solution pour régler vraiment certaines situations loolu aussi dugal nañ ko si vraiment suñ programme organisation yi fi nekk yëpp aussi daañu leen xoolaat parce que ñun xam nañ niñ ci liggéey kenn ku ne vraiment am nga responsabilité yoo am te responsabilité yoo aussi daañu si mën a encadrer aussi les groupements de femmes xëy na am nañ si ay pexe en collaboration avec les institutions financières xool nan lañ leen vraiment mën a appuyer à travers un fonds bon am na beneen xëy na les étudiants toujours ñu ngi crier de gauche à droite mais xam nañ ni ñun l'enseignement supérieur n'est pas une compétence transférée l'enseignement supérieur bokkul si loo xam ne si dañ ko jagleel mairie loolu état bi moom moo koy gérer boppam ñun enseignement élémentaire ak préscolaire la ñuy dox donc loolu ñun xëy na ñun solution bi ñu si am xëy na avec l'appui bi ñu am avec les moyens yi ñu am pourquoi pas les recettes yi nga xam si mën na génne si marché ñu créer un fonds d'appui aux étudiants xool na la ñu mën a dimbalee par exemple par rapport ak seen i ticket ak yooyu ak yu mel noonu quoi donc yooyu aussi c'est des propositions yu nga xam si def nañ ko te xëy na am nañ si yaakaar de aménager des aires de jeu pour le football parce que maa ngi xalaat sax avec des amis des techniciens du sport pourquoi pas au niveau du lycée ñu aménage fa un terrain multifonctionnel buy permettre quand même la pratique du sport de manière générale du yam si football rek xam na am na basket volley ànd parce que am na ay talent yu nekk fii xëy na dañu amul occasion pour mën a génn mais xëy na nag bu ñu amee di pratiquer fii di ko laal bu ñu génnee feneen xëy na dañ mën nekk des talents yoo xam si xëy na demee mën nañu am pourquoi pas sax bénéficier de bourse pour les accompagner ñu dem au niveau des kii donc si tënk xëy na mënoon na gën a gudd mais loolu daal jaakaar nañ ne c'est des leviers mais maintenant am nañ ay stratégie de mise en œuvre donc stratégie yooyu aussi day représenter lu bëree bëri mais am na lu may fàtte xam nga am na aussi li ñuy wax des conseillers associés ñun loolu code des collectivités territoriales moo ñu ko may même les cadres de concertation code bi moo ko may moo permettre nga créer ko donc lu yoon waxul ñun xëy na duñ ci dugg mais les conseillers associés mooy ay borom xam-xam lañ duñ nekk ay conseil municipal mais ay conseil commune bi la ñu doon donc ñooñu mën nañu fekkee sax conseil municipal mais xëy na amuñu droit à la parole mais mën nañu indi ay xalaat pour jox ko commune bi diaspora bi la même chose dañu am ñoo xam si c'est des organisations ñoo xam si dañu jàppale vraiment à travers des conseils de la diaspora ñuy représenter le conseil municipal parce que ñoom dañu am solo moom la ñuy wax ñun institutionnaliser l'entraide c'est-à-dire ndimbal bi am na
mais ndimbal bi dafa désorganisé wu. xëy na commune bi war na am lu bëri loo xam si diaspora bi mën na ko def parce que gis nañ fi ay exemple ay misaal yoo xam si diaspora ñoo koy def. mais ñooñu soo leen organiser nga institutionnaliser ko. xëy na dinañ permettre ñoom ndimbal boobu ñuy def. ñu encadrer ko. donc ñu xam ne ndimbal bi kat nii lay doxee te dans ce cas. avec comme la vente de notre commune jaay ko à travers comme la wax le site web ak d'autres plateformes yoo xam ne si xëy na daañu ko mettre en place. donc pourquoi pas ñu créer par exemple rencontrer la diaspora ay voyages d'études genre yu mel noonu pour que diaspora vraiment ñu leen rencontre dans le pays d'accueil étant donné que xalaat nañ am ñun dañ ko xalaat nii rek dans le programme que ne mën nañu def vraiment la cartographie de la diaspora mooy maanaam la population bi ñi juddoo Thiamène nekk à l'extérieur ñu xam ñaata lañ ak kenn ku ne fa nga nekk xëy na ñooñu danañ mën a permettre ñu créer vraiment des relations yu ñu permettre vraiment ñu réaliser ay projets yoo xam ne si xëy na commune bi mënu ko mais ñoom am nañu xalaat am nañu ay relations ñu permettre pour ñu mën ko réaliser donc yooyu yëpp ay xalaat la daal en tout cas yoo xam si tëgg nañ ko si programme voilà très bien dégg nañ la nga wax ci wàllu éducation comme le disait Nelson Mandela l'éducation est l'arme la plus puissante pour changer le monde donc dégg nañ tam nga wax ci santé te xam nañ ne la santé vraiment mooy base u lépp loo mën a gis ndax ku wéerul yaakaar naa dootal dara dégg nañ la nga wax ci wàllu économie ci wàllu marché bi dégg nañ la nga wax ci wàllu sport mais est-ce que réellement loolu noonu dina nekk loo xamante ni lu yomb lay doon ndax di nga am tey jii benn mën naa ni ñoo xamante ni nii mooy relation extérieure wala sax relation intérieure boo xam bu solide boo xam ne vraiment dinañ la mën a génn ci li nga xamante ni mooy programme bi nga xam ne teg nga ko ba mu mën a valider est-ce que loolu dina yomb. effectivement dara mënul yomb parce que lu yomb xëy na mën nañu wax ne du baaxul mais li ñu xalaat xëy na xam nañ ne ñun en âme et conscience que mënul yomb mais aussi am nañ ay compétences am nañ ay relations parce que li may wax la première compétence su Thiamène suñu chance bi ñu am mooy la ressource humaine elle est disponible. mooy boroom xam-xam yi fi nekk dëkk Thiamène ñi ngi fi te am nañ ko ñi fi nekk ak ñi fi nekkul donc loolu yàlla may nañu ko donc xam-xam yooyu il faut que ñu xool nan la ñuy organiser parce que di doxalin bi bu amul benn transparence ñu bëri duñ sawar a dugal seen loxo si dëkk bi wala duñ xam naka fan la ñuy teg seen temps donc avec la coopération xëy na am nañ ne la coopération décentralisée coopération décentralisée boobu aussi mi ngi si biir programme xëy na junj ñu ko woon mais dañ ci liggéey wax naa la si diaspora bi dafa nekk levier boo xam si dañ si basé wu vraiment pour mën a réaliser yenn certaines infrastructures am na yoo xam si commune moomu ko mënu ko yenn li état moo ko mën état moom la mu war a def dina ko def si sama gis-gis leneen li mooy am na loo xam si compétence conseil départemental la te conseil départemental aussi ñun dañ ci bokk donc ñooñu aussi la coopération décentralisée ak les relations yi nga xam si personnel am nañu donc formation yi nga xam si mën nañ ko defal vraiment les conseils municipaux ak les institutions yi nga xam ne si fi lañ nekk ci loolu la ñuy liggéey ñun vraiment yooyu aussi vraiment dañ ci liggéey te ak nos relations personnelles ak yeneen relations yi nga xam si ñeneen am nañ ko parce que du man kese la parce que c'est une coalition ñooy travailler c'est des personnes pétries de compétences ñoom ñoo fi nekk am nañu si nekkuñu si coalition seen yoon nekkul si lan mooy coalition bi mais fii lañ dëkk dañoo bëgg rek lu dëkk bi doxe ñooñu aussi dinañ si dugal seen loxo vraiment pour ñu accompagner ñu pour ñu mën a réaliser vraiment suñu rêve. kon daal naam nekk na loo xamante ni du doon lu yomb. du doon lu yomb mais mën na waaye tey ci gàttal population bi nga xamante ni ñoo ngi lay seetaan ci M-Media TV. tey boo leen doon defal promesse. ci loo xamante ni tey monsieur Cheikh Gueye mi bu ñu ko joxoon. mairie Thiamène. dana ne leen kat ci diggante temps. lii ak lii moom. bu soobee yàlla dina yemb lan ak lan la waral mën a doon. bon en tout cas man du ma def promesse en politique. parce que gëwuma loolu. man du ma politicien professionnel. du ma def promesse ne leen lii. parce que yàlla rek moom moo xam lan mooy sotti. réussite yàlla moo ko yor. mais ñun li ñu xam mooy sababu. donc sababu nag mooy programme yi ñu teg. mais je sais que li ma xam nag moom mooy promesse boo xam ne si mën naa ko jox askan. mooy transparence jub ak jubal. loolu moom ne si xelu maa lay wax ne bis bi ñu faloo jour boobu lay tàmbali ba jour ba ñu wàcc. kooku moom c'est une xawma promesse la xawma mais c'est un engagement ferme que je prends. muy jub ak jubal loolu moom du ma si deltu ginnaaw ku ànd ak man ak ku àndut ak man. parce que dañuy seetlu en tant que bu campagne jotee les candidats dañuy wax la nga xamante ni suñ ci paree rek dañ ci daal di génnaat. loolu moom du ma ko def. parce que wax naa la sànq réussite yàlla moo ko yor. jaw nag ay dañuy sabablu. sabablu nag mooy yoon bi lañ taxaw. yaakaar nag dañ fi mën a jaar te yaakaar nañ ne yoon bii ñu jaar nii. dinañ mën a atteindre suñu objectif. moo tax nag ñun jub boobu nag si ñun la dépendre. dama ne
bis bu ma jógee Pastef bañ def ñu candidat coalition Yewwi Askan Wi jour boobu laa bàyyi di wax ci ay waxu Pastef léegi tey jii nii ci coalition Yewwi Askan Wi lañ nekk mais bis buñ demee nag ba yàlla fal ñu ci population Thiamène la ñuy wax parce que askanu Thiamène ñoom fal du coalition bi kese bu doon ñoom dong la xëy na mën nañu bañ a fal mais ci askanu Thiamène la ñuy waxe donc askanu Thiamène boobu na nga fexe ba nag la ngay wax ak ñoom na nga fexe ba nga man ko donc te jub googu dama ko man ci man la dépendre te day am di soobee yàlla li ci des nag dinañ ko dérouler te niñ koy déroulé xëy na jub boobu bu amee rek li si des lépp mën na yem te loolu mooy vraiment suñu credo te li ñuy wax aussi suñu credo bi mooy tout le monde compte amuñu benn différence parce que xam nga élection secret bi mu am yow nga dugg si mbañ gàcc ki dem votel kenn xamul kan nga votel donc noonu la ñuy doxalee ñun duñ toppatoo kii mu ñu fal kii faluñu li ñu toppatoo mooy askan wi mooy suñu dénominateur commun mooy suñu objectif te askan wi daan leen jëm a soulager lu mu néew ak li ñu am liñ tolloo même bu doon fukki dërëm na delluwaat si askan. am ngeen yaakaar daal bu baax que ni buñ leen joxoon li nga xam ne moo di commune bu Thiamène li fi nekk lépp da ngeen ko mën a régler daal li ci bëree bëri maanaam daal nit ñi danañ gis soppeeku goo xamante ni. daal en tout cas li ma la mën a assuré moom bis buñ ñu falee lu bëri dana fi soppeeku. parce que la fa doon am lu bëri dootu fi amati. loolu moom c'est une assurance. très bien voilà mu mel ni comme émission la rek xëy na lépp sax duñu ko mën a daal di développer. waaye dañuy ñëw ci étape par étape rek ba li nga xam ne moo di population bi. war a dem ci élection yi xam bu baax candidat bi ñuy voteel kan la ba bu ñu demee ba ca bañ gàcce ga def li nga xam ne moo leen warul. donc loolu rek xëy na moo waral yëfi dañuy daal di ñëw ci li nga xam ne moo di. appel bi nag mooy li nga xam ne candidat bi da koy lancé ndax dañuy gis élection nit ñi ni ñuy jàppee élection xeexi fii xuloo yi fii suñ paree ci élection yi da ngay gis koo xam ne ndeysaan ay xarit lañ woon fa la ñuy jaaree luñ tëddante donc ñu lay laaj tey yow ban appel ngay def ak population bi nga xam ne tey jii ñoo war a jublu ci élection yi votel seen candidat. bon appel bi may lancé vraiment di la remercier si question boobu parce que dafa am solo. ñun li ñuy def ñun jàmm lañ def. moom lañu gëm ci moom lañu doxee. parce que damay faral di wax ñi ñuy àndal sax fu ñuy dem. buñ wax diw def na diw deful diw mën na diw mënul. ñun li ñu indi ñun ñii. li ñu indi nañ ko wax waxtaan ko ak askan bi parce que loolu moo intéressé ñi ngay fekk parce que nit ñi ay boroomi xel lañ. donc loo leen wax xam nañ ndax lii war na mën a nekk wala mënut a nekk. ci loolu vraiment ñi ñu àndal dañ leen wax bu ñu saaga parce que élection du saaga. élection du xeex élection du xuloo ñun ñoo bokk ñun ñëpp ñoo bokk Thiamène. bu baaxee ñun la baaxal bu bonee ñun la bonal donc jërul kenn di wax kenn wax ju ñaaw. parce que wax ju ñaaw rek déjà violence la. loolu laa gën a gëm ak ni nga koy waxee sax déjà violence. donc violence verbale dafa am ñu moytu ko ñun ci ñi ñu àndal dañuy yaru te dañ leen a yar. donc duñ saaga doomu aadama duñ wax doomu aadama lu la metti li ñuy wax mooy li ñuy yëkkati ak nan la ñuy def ba réaliser suñu projet. loolu kese la te ñuy lancer yeneen population militant yi. ak yeneen candidats yi que ñu doxale ko noonu. parce que xam ne ñun ñëpp benn lañ. parce que fii xëy na kenn ku ne da nga jaar yoon rek mais même objectif bi la mooy maanaam defar. man gis naa ne ñële fële lañ jaar jàpp nañ yoon boobu lañ mën a jaar pour defar. keneen jël na beneen yoon jàpp nañ ne foofu la mën a jaar pour defar. bis bu ko yàlla joxee kam koy jox te ñu ñaan yàlla na ko jox ki gën si dëkk bi. moom la ñuy ñaan tam gën si moom. donc ñun ñëpp nañ ko nangul. félicité leen ñu ànd liggéey continuer mu jàmm mais xeex bu mu am saaga bu mu am boddante mun fee am leneen mun fee am. te jàmm rek moo fi am te ñun si jàmm jooju la ñuy lancé suñu militant moom la ñuy lancé les jeunes surtout la jeunesse. que ñu xam ne mbir mi seen mbir la. parce que lu fi yàq ñun ñoo ko yàq lu fi defar ñun ñoo ko defar. donc vraiment si jàmm lañ leen woote que ñu amul ay campagne ay détails la parce que ñun sax li ñu gëm mooy campagne de proximité. pour jege askan wi mën a dégg li ngay wax. ñu mën ko jariñoo. donc vraiment appel boobu la ñuy lancé population bi. à tous les candidats aussi la diaspora. très bien seen dimbal ak seen yëpp aussi ci loolu dañ ko si soxla. voilà ko campagne yi démarré na depuis démb ci guddi. mu nekk le 8. n'est-ce pas donc tey ci tey ñu nga mën a rappeler. téléspectateurs yi nga xam ne ñu ngi seetaan ci M-Media TV tey vous êtes au nombre de combien ñaata candidat tey ñoom lañ validé que ñoom ñoo mën a dem ci élection au niveau de Thiamène moom juróom-benn candidat lañ fi validé. 6 candidats lañ fi validé. très bien donc d'après la sous-préfecture. juróom-benn candidat lañ fi validé. juróom-benn ñoom ñoo mën a dem élection fi nekk waaw. ñun nag Yewwi Askan Wi lañ nekk ñun suñu bopp lañ xam suñu bopp lañ waxal. effectivement voilà mais vous êtes au nombre de 6. nous sommes au nombre de 6. très bien
voilà mu mel ni sama caméraman mi ngi may signaler que ni temps bi ñu joxoon jeex na xanaa rek dañuy daal di ñëw ci li nga xam ne moo di mot de la fin naam li ñu amoon sax ci ay questions ak leneen ak leneen yaakaar naa doon na soxal askan bi waaye vous avez l'occasion ngeen def li nga xam ne moo di campagne génn wax ak askan wi xëy na bu boobaa dinañ gën a déggaat leneen ak leneen ci yéen waaye daal ci gàttal rek xëy na loolu la ñu amoon ci waxtu ñu daal di ñëw ci li nga xam ne moo di mot de la fin. voilà mot de la fin d'abord da nga may permettre vraiment ma gërëm ñi ñuy seetaan ak ñi ñuy déglu muy population Thiamène ñëpp kenn ku ne. maa ngi lay nuyu di la jox sa wàccuwaay. te di la jaajëfal di la jégalu aussi xëy na ku ma wax bu mu wërta wax wala xëy na wax boo xam si neexul ñi koy seetaan. dañ ciy jégalu. ci loolu dañ ma permettre vraiment ma présenter ñi ngi fi àndal tey. très bien donc ñu ngi fi àndal ku mel ne Dambay. moom mu nekkal fi les Verts ñu ngi nii. di aussi ànd seeg Aliou Khoudia Fall. moom mooy coordinateur communal bu Pastef. mi ngi fii di présenter si moom laa waroon jiital sax le directeur de campagne. le directeur de campagne muy Fallou Galas Thiaw sant bi xëy na demewul noonu. moom aussi mu nekkal fi waa PUR. donc di def liggéey bu am solo. di représenter aussi mon jeune frère Mbaye Sall. donc kooku aussi moom du politique. moom laa doon wax bokk na si ñi nga xam ne si bokkuñu si parti politique. xëy na yaakaar na ne programme biñ présenté xëy na am na si yaakaar. moo tax mu ñëw ànd seeg ñun pour liggéey. donc moom aussi ñu ngi koy ci la bokk. mon frère aussi Ibrahima Gueye. moom aussi ñu ngi koy PUR la bokk. aussi moom aussi dañ koy saluer bu baax a baax si teewaayam. Codé Gueye aussi mi ngi Pastef aussi. Mouhamadou Moustapha Cissé aussi bi bokk PUR aussi mi ngi fi. donc vraiment ñoon ñëpp. ñoo fi ànd ak ñun ak ñeneen ñi nga xam si ñëwuñu. xëy na ñu leen nuyuwaale di profiter ci occasion bi aussi. bu ngeen ñu ko may ñu remercier vraiment la diaspora. diaspora mooy comme ñun ni ñu ko xam ne mooy Modou Modou. donc vraiment seen taxawaay dafa am solo. parce que ñoom nekkuñu fi mais seen xel yëpp mi ngi fi. parce que ñoom dañu bokk si aussi ñi nga xam ne si askan bi. daf leen a amal solo. te li ñu def si dëkk bi dafa am solo. donc ñooñu aussi dañ leen di luñ def daal vraiment commune lañ jàppale. seen bopp lañ jàppale mais aussi commune bi moo ko waroon def ñoom ñu def ko. donc dañ leen di nuyu di leen ziara di nuyu suñ kilifa diine aussi di leen remercier vraiment si seen i taxawaay. yéen aussi mention spéciale lay wax. M-Media TV. moom mi ñu permettre. ñu jàkkaarloog askan wi di wax ak ñoom. di leen wax suñu soxla pour ñoom ñu mën ko dégg. xëy na dina bari ñu ko seetaan te amuñu woon chance peut-être ñun dem ba si ñoom wax ak ñoom. parce que ñun li ñuy def mooy amuñu xeej ak seen li ma la wax. kër gu ne nga ànd ak ñun ak nga ñàkk ànd ak ñun daañ dem ba si yow. wax la lan mooy suñu programme yow nag yaay xool la doy nga def ko yéen vraiment dañ leen di jox mention spéciale. di leen ñaanal. te di leen encouragé ngeen gën a góorgóorlu. te di leen xam ne bis bu la coalition Yewwi Askan Wi gagné la mairie de Thiamène. premier interview spécial yéen lañ koy defal. te suñ conseil municipal sax da ngeen ñu ko mën a couvrir. te da ngeen ñu accompagner sax certainement si li ma wax la création d'un site web. pour xool nan lañ koy alimenter ak nan la ñuy doxalee vraiment suñu programme. ak suñu yéene ak suñu xalaat. si dëkk bi. di sant aussi suñu jigéen ñi xëy na heure bi ñu ko defee xëy na ñoom bëggoon nañu ñëw. mais heure bi ñu ko def xëy na moo ak changement programme yi xëy na dañu nekk si yeneen yitte. ñoom aussi vraiment te ñaan lu jigéen bokkul xëy na dina jafe pour mu yemb. mais am na ci taxawaay bu am solo. di leen jaajëfal di leen remercier vraiment encore une fois de plus. merci. voilà merci beaucoup mesdames messieurs amis chers internautes ñi ngi leen di nuyuwaat bu baax a baax di am mbégte kontaante bu baax a baax àndoon ak yéen ci émission bi nga xam ne moo di sama leader àndoon ci tey ak ki nga xam ne moo di monsieur Cheikh Gueye naam waxtaan nañu dégg ngeen li nga xamante ne nii moom nañ fi jot a jàllale ci ay kàddu xam ngeen tey bu baax a baax lu bëree bëri ci ki nga xam ne moo di seen candidat monsieur Cheikh Gueye donc dañ leen daal di jox dig daje ci yeneen candidat yoo xamante ni danañ ci ànd ak ñoom mu nekk ci au nombre de 6 tey ñëw nañ indil leen ki nga xam ne moo di monsieur Cheikh Gueye dinañ àndaat ak yéen ci yeneen candidat yi nga xamante ni ñoom nañu dese le temps que li nga xam ne moo di élection yi di ñëw donc mesdames messieurs amis chers internautes nous vous disons au revoir et nous vous donnons rendez-vous à la prochaine.